ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV ñu leen di dalal ci l'invité de la mi-journée ñu nar a àndaxte ci plateau bi sunu gan gi di Cheikh Baba Diallo nekk guide religieux jiite itam mouvement bi ñuy depuis mouvement solution by spirituality mu nekk ab mouvement boo xam ne mi ngay yëngatu ci wàllum solution yi nga xam ne ci wàllum crise yi ñu nemmeeku ci mim réew ñu ngi lay dalal ci plateau l'invité de la mi-journée Cheikh Baba Diallo ñu ngi lay dalal ci plateau bi di la nuyu. ok jërëjëf monsieur Diallo ñu ngi am contentement trop ci invitation bi aussi di am mbégte bu baax a baax ci teew fii ci Walfadjri nga xam ne wax dëgg yàlla Walfadjri ku ko xam ne askan bee ko tax a jóg la voix des sans voix comme ni ñu ko waxee aussi di ñaanal yàlla suñ bàyyi ji suñ sëriñ Sidy Lamine yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram te aussi gis ne liggéey bi mu fi bàyyoon projet bi mu fi tegoon ba tey projet la boo xam ne muy continuer donte nekkatu fi mais ba léegi dëgg équipe bi ñu ngi continuer liggéey boobu ñu ngi ciy remercier équipe bi yëpp di am mbégte bu baax ci teewaay ci Walfadjri fii. ñu ngi lay jaajëfal itam ci déplacement bi ndax ci taw bi ak embouteillage beeg yombul. ñuy wax nag ci li nga xam ne jëm ci wàllum visite officielle bi nga xam ne Cheikh Sidi Ali Tijani Bel Arabi xalif général de la Tijaniya mu jóge ca Aynu Madi ca Algérie ñëw gane si Sénégal ñu gis ko président de la République Macky Sall recevoir ko palais laata muy dem ba Kaolack seet si leen. lan moo waxal kolere googu seen diggante. alhamdulilah sant yàlla bu baax ci laaj boobu nga xam ne al xalifa mooy tijaan yëpp ci Aynu Madi ci Algérie ñëw na tey seet si woon Sénégal ci benn visite 10 jours incha allah rabi tey ci sax la war a dellu Algérie visite bi comme niñ ko xamee mooy dañ ko dooleel mooy nguuru Algérie pour mu mën a ñëw seet si ay mbokkam ci wàllu tarixa tijaan waaye seet ci tamit mbokk jullit yi mu ñëw président de la République dalal ko bis bu njëkk gannaaw moom accès ba ci suba gi mu dalal ko mooy la 14 waxtaan ak moom ci visite bi jàppale ko ci tamit ba mu mën a sillonner Sénégal yëpp jóge Dakar dem Louga jóge Tivaouane dem ba Kaolack jóge fa dem ba Médina Gounass dem ba Fouta wax dëgg yàlla ngir defaraat diggante Sénégal ak Algérie ci côté diplomatie mais defaraat diggante Sénégal Algérie ci côté relation spirituelle parce que umpale wuñ ne ñun ñëpp ne Algérie mooy laytaayu tarixa tijaaniya parce que Cheikh fa la Cheikh Tidiane juddoo ci Aynu Madi ci année 1150 kon boobu ba léegi Cheikh Tidiane ak lim liggéey ci diine ba yàlla may ko tarixa bi mu jógee foofu dem ba Fès nekk fa yàlla def ñu denc ko fa Algérie tamit seen cër googu ñu am ci Cheikh Tidiane bi nga xam ne fa la juddoo fa la tàmbali léppam ñoom tamit bëgg nañ loolu aussi lien boobu gën a dëgër ci diggante tijaan yi ci àdduna bi ak Algérie loolu bokk na ci li taxoon mu ñëw état Algérie appuyé ko mu ànd ak ay conseils techniques gu président bi ñu ñëw di xool nan lañ mën a defee ba dëgg-dëgg liggante boobu gën a rafet ci côté spirituel. ci côté spirituel bi ngay wax mais ci ginnaaw loolu itam. est-ce que amul ci loo xam ne yéen a ngi àndax moom di ci liggéey ci li nga xam ne mooy soxal askan wi ci wàllum diine bi itam. waaw lépp loo xamante ni ne Algérie mun na ko apporter ci wàllu Sénégal ci côté social ñoom pare nañ pour jàppale ci Sénégal. ci côté religieux ci côté social pare nañ pour jàppale ko côté diplomatie tamit ñu ngi ciy liggéey bu yaatu li koy tettale mooy ñëwee andi nañ ay dons yoo xam ne ay teen yoo xam ne fas yéene nañ ko may population sénégalaise bi si diggante Dakar ba Fouta ba Kaolack yooyu yëpp incha allah rabi am na yoo xam ne jot nañ ko offrir liggéey bi dina tàmbale buñ jógee seen vacances gouvernementale bi xam ne dina ñëw au mois de septembre pour ñu commencer liggéey boobu te umpale wuñ ne école Zeyda Mariama Niass nga xam ne depuis 1952 lañ ko tabax mais ñu ñëw liggéeyaat ko 1988 jàppale ko ba taxawal ko ñoom pare nañ pour rénover ko incha allah rabi loolu waxtaan naa seeg démb rek ci guddi ak ambassadeur bi ba mu confirmer ne pare nañ pour rénover ko defaraat ko ba mbaax am na yeneen aussi projet yu ñu am yoo xam ne mënuguma ci wax waaye daal pare nañ ko jàppale Sénégal incha allah rabi fexe ba Sénégal yi tamit di jóg lu en masse di dem Algérie yu bëri ñu ngi ciy liggéey mais incha am nañ yaakaar ne buñ jógee seen vacances yi dinañ mën a commencer liggéey bi. yow dafa mel ni da nga teel a soobu ci mbirum diine bi ndax am na ñu ne da ngaa jàng am sa bac bàyyi ko ci diine bi. waa xam nga ñun si ñu ngi gërëm suñu waajur yi dañoo teel a yar ci diine ñu ngi doon jàng français mais ñu ngi doon jàng tamit suñ diine jàng ci base alxuraan bañ demee ba ci mujj gi si suñu bac jamono jooju
ci ndimbalu Cheikh Ibrahim Niass ak sun sëriñ ci la ñu cheikhalee ñu nekkoon cheikh en même temps di jàng mais ma gisoon ne maa ngi bëgg a yàq sama jàng ñeneen parce que su ma demoon ñu bëri su ma génnee récréation dañuy ñëw di ma seet suñu waxtaan ci wàllu faydu di waxtaan ci wàllu yàlla et ma bàyyi ñoom ñu continuer seen jàng man ma continuer mission bi nekk mu rabbi di yare. nga bàyyi bac S2. S2 nekk ci mission mais alhamdulilah rabbil alamin sama S2 boobu lu ma waroon njëriñ yëpp diine gi njëriñ na ma junne yoon lépp loolu. d'accord ci visite officielle bi Cheikh Sidi Ali Tijani Abel Arabi ñëw ci Sénégal si jamono ji nga xam ne itam ñu ngi ci campagne électorale bi am ay kaddu yoo xam ne am na ñu nekk ci gaaw ga di ko yëkki askan wi jàpp ne xeccoo bi jarut ñu ciy sàggante. est-ce que itam loo ci mën a wax. waa xanaa di ñaawlu bu baax yenn discours yi damay wax ne sax man damay toog léegi yenn discours yi may déglu ne ndax ñun si campagne présidentielle lañ nekk wala campagne législative du ma comprendre parce que tey mel ni ñaari opposants yi taxaw Sonko Macky Sall Samba ak Demba da ngay gis koy wax da ngay dégg naan attaqué Sonko te Sonko sax bokkul sax ci li ñuy wax liste bi nekkul sax candidat Macky Sall nekkul candidat mais doo comprendre ñi dàggasante c'est vraiment honteux et aussi c'est inquiétant parce que lu nuyoo ci sëy ba rek lu feeñ ci sëy ba rek nuyoo na ci ngoro nga kon loolu laay ragal ne tamit bu ñu demee assemblée nationale loolu moo fay xew cohabitation bu amee tamit loolu moo fay xew si pouvoir bi jëlee majorité moo fay xew si opposition bi jëlee majorité moo fay xew mooy dama ragal ne daal liy feeñ ci campagne bi bu ñu demee ci assemblée moo fay xewaat mooy di dóorante di saagante fàttali leen tax a jóg loolu daal daf may tiital beneen di ñaawlu bu baax wax yu ñaaw yi donte nag alhamdulilah dans le cadre général gis nañ ne alhamdulilah mu ngi dem ci yoon parce que gisaguñ yenn agression yi violence gisaguñ ko donte am na lu am tuuti loolu mu waaw loolu mënut a ñàkk parce que foo fekk ñoo xam ne dañuy defar dina fekk ñoo xam ne dañuy yàq waaw mais gis nañ ne alhamdulilah rabbi dañuy ñaan mu continuer di da nga wax les têtes ñu góorgóorlu wax ak seen mbooloo mi pour ñu def campagne bi ci jàmm parce que li ci des bëreetut ay 5 jours 7 jours foog naa moo ci des am naa yaakaar ne daal dinañ ko jeexal ci jàmm. kon doxalinu acteur politique yi pour yow du li nga xam ne moom lay askan wi di xaar ci ñi nga xam ne ñoo bëgg a jiite réew mi ëllëg. xam nga Sénégal li ñuy suñu problème mooy dañoo def politique métier te politique du métier man sama gis-gis boo xoolee kuñ ci wàcce rek nga chômé doo na nga nekk ci télé rek ak ci rajo di wax pour exister pour nekk loolu nag dafay feeñ ba ci campagne fu mu toll nii bu campagne jotee moom la ñuy def mooy campagne boobu du campagne pour wane seen programme du campagne pour wane lan la ñu war a fas yéene def moo tax doo gis benn programme bu taxaw benn ñi fa jógee amuñ bilan buñ teg bu leer boo xam ne leer na ne lii lañ jot a liggéey ci 13e législature bi lu ñuy teg loo xam ne da ngay sax même buñ koy wax tamit da ngay xam ne nekkul luy xaqiqa si ñoom du lu dëggu parce que dañ ko def rek du campagne ma dama jàpp ne Portugal moo fi nekk léegi du dugg ci kër yi wax jaay loo te lu ñuy jaay yëpp dig nit ñi loo xam ne mënoon ñu ko def te itam du ci seen war waaw bokk na ci sax liy gën a ruslu da ngay gis ne ñoom li ñuy promouvoir mooy Macky Sall li mu fi jot a def ñenn ñi opposition bi di xas Macky Sall te or que affaire bi ñun peuple bi ay représentant peuple ñoo war dem assemblée veiller ci liggéeyu gouvernement bi aussi voter des lois yoo xam ne dina arranger askan bi si seen avenir ak xool tamit comme Sénégal lu mel ni pétrole bi lu mel ni leneen nga xam ne tey ñëpp a ngi concentré wu ci loolu yan loi la ñu war a teg yoo xam ne misaal tey dina arranger Sénégal suñ jaay suñ pétrole wala suñ jaay suñ gaz wala suñ jaay leneen. mais loolu dégg nañ ci ñenn ci opposition bi ku mel ni Ousmane Sonko même ñi bokk ci aar Sénégal am na ñoo xam ne itam nee nañu loolu it dina bokk ci seen combat. waaw xam nga wax bi taxul mu nekk parce que loolu mooy suñ problème Sénégal da ngay gis tey koo xamante ne par exemple tey. ñu ne man Ousmane Sonko moom ma investir man Wallu moo ma investir man Yewwi Askan moo ma investir man Macky Sall moo ma tànn moo ma investir mais loolu rek problème boobu am na. lu tax parce que ñoom man misaal tey Kaolack man candidat yi fa nekkoon député man gisuma dara luñ représenté Kaolack xaw ma leen sax parce que gisuma benn taxawaay ba tax ñu war leen xam nga ni dafa am looy représenté looy incarné ba sa waa dëkk ne dëgg kii jàppale nañu mais gisuñ ko. bii tamit sax ñi investir sax doo xam lu ñu liggéey seen dëkk lu ñu liggéeyal seen koñ dama naan am na ñoo xam ne sax munuñ nekk sax seen biir kër gi ñu ne sax munuñ faa taxawal dara lu jaar yoon ku mun ta taxawal dara sa biir kër munoo taxawal dara sa koñ mais boo waxee ne da ngay représenter sa gox tamit erreur la
il faut kon choix boobu ñu xool ñan ñoo war a jógee ci biir kër yi ñan ñoo war a jógee ci koñ yi ñan ñoo war a jógee ci gox yi ñan ñoo war a ñëw jógee ci régions yi ñëw taxaw assemblée pour représenter seen dëkk problème boobu rek am na choix boobu foofu loolu da leen di topp nag ba bu ñu demee ñenn ñi nelaw lañ fay def ñenn ñi lu kii wax rek loolu laa wax problème boobu foofu la njëkk am problème des choix des candidats yooyu est-ce que ñooñu liggéeyal nañ seen askan. surtout ci liste majoritaire bi ci ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci dans le cadre général man laa waxee parce que du mu mën a wax ne ñu nekk ci liste majoritaire pouvoir bi wala ñu nekk ci opposition dans le cadre général ñoom ñëpp. pour yow investiture yi dafa laaj ay ñu concerté wu laaj koñ bi ni ñu koy waxee. la ñu bëgg. ak ki nga xam ne moom la. maanaam moo yelloo mbir mi. xam nga li ñuy wax tànneef. foo dégg tànneef rek am na lu ñu war a yóbbu ak lu ñu war a bàyyi. waaw mais tànneef boo xamante ni ne kenn xamul seen critère la taxawoo man loolu rek déjà li may balaa mel. base politique le plus souvent. le base waaw parce que ku am représentativité. koo xam ne mënoo dajale ñaari doomu aadama itam. kooku boo ko tànnee nga ne da lay représenté dafay. waaw mais dajale ñaari doomu aadama ci lan la ci lan la basé wu. nit mun nga nekk xam nga Seydina ma dafa wax ne. dëgg suufeel ma moo gën ay fen yëkkati ma te mu ne néew na ba mu amee. est-ce que dajale ay nit ci lu dul dëgg. ak ñàkk dajale nit ci dëgg kooku la ñu war a tànn ak kuy dajale ay nit ci lu dul dëgg su fekkee ne dajale téeméeri nit ci lu dul dëgg yow lañ tànn doo leen yóbbu ci dëgg doo leen jox dëgg te doo leen jaarale ci yoon mais su fekkee ne nit ki dañ ko tànn ci dëggam ak bëgg lu baax ak xeex ak bakkanam pour dimbale askan bi kooku nga tànn ko lu métti métti bis bu njëriñ ñëwee dinañ xam ne kii lañ jaroon tànn kon dafa nekk ay critères yoo xam ne dëgg-dëgg dañ ko waroon saytu bu baax a baax a baax parce que ay tànneef la ñu war a doon foofu problème boobu foofu lay jógee dem ba ci biir campagne bi da ngay gis ne bu ñu wax doo gis benn luñ teg ci loxo askan bi loo xam ne lii leer na ne ñii bu ñu demee danañ am lu ñuy représenté foofu ñeneen ñi moom lu ñu yàkkamte rek mooy dem ñu jox leen seen 4x4 jox leen bon d'essence jox leen seen salaire pare nañ ci. am na ñu jot a fësal seen programme bu mel ni coalition Aar Sénégal am na loo xam ne fësal nañu ko mu nekk benn pacte boo xam ne dañu ko engagé. d'accord naa li nga wax yëpp mooy ñoom ñëpp pouvoir beeg opposition beeg yëpp ma bañ a tudd tur ñoom ñëpp teg nañ ay programme mais man programme yooyu ci Sénégal yi mu defee 13e législature ba 14e lan nga gis seen programme yooyu boo ñëwee ba ci assemblée nga gis ne ñu ngi koy doxal da ngay gis kuy doxal sax am ko contrecarré mu mel ni ci ñaari dëkk lañ nekk damay wax naan ñun est-ce que benn Sénégal lañ am parce que kii day wax ne lii pour njëriñu Sénégal la kii taxaw ne njëriñu Sénégal te mu leer na kooku noonu ne lii njëriñu Sénégal la daf ko wax ci bànneexu ba kanam wala daf ko wax ci intérêt boppam wala daf ko wax ci intérêt ki ko andi foofu mooy président du parti bi wala keneen ak keneen nga gis tey mun na jékki-jékki défendre le projet xëy suba génnaat ci ñaata homme politique ñoo défendre misaal tey ne Macky Sall amul droit def 3e mandat xëyaat suba di laam-laami comme ni ko gars yi waxee di commencé naan non war na ko mën a nekk parce que 5 ans ñaari 5 ans la def kon da ngay sentir ne ñii gëmuñ sax seen bopp kon ñooñu su fekkee ne ñoom lañ yaakaar ba léegi pour ñu teewal peuple bi dafay andi njàqare dafay andi tiitaange man foofu laay waxee du problème mu ay projet du problème mu ay programme parce que programme yi ci ay kayit rek la nekk ay nit a koy xalaat rek te seen xel yi est-ce que lu ñu tuddee axlu rabbaani la ñoom est-ce que xel yuy bàyyi koo ci Yàlla la. est-ce que nekkoo di wax itam mbirum Aminata Touré parce que moom lañu fi déggoon mu naan président moom la en tout cas possibilité def 3e candidature 3e mandat. léegi boo ko laajee comme ni nga koy waxee ñenn ñi dañuy jàpp ne du ci nangoo tontu. waaw xam nga nit koo xamante ni ne. yaakaaroo yàlla leneen nga yaakaar ci say gox kaw la. waaw xam nga li ma mën a wax mooy nit koo xam ne yaakaaroo yàlla ci ay pexe nga yaakaar pour survivre ci ay pexe nga yaakaar pour nekk pour exister c'est ça le problème des politiciens il veut exister mais duñ exister ci luy arranger askan bi mais dañu bëgg exister ci ñu teg leen ci yenn postes yi wala ñu teg leen ci yenn niveau yi bu fa nit tolloo du mën a wax lu mu gëm tey mooy wax lii soo mu génnaat ba set wecc lu muy wax gëmu du waxuma kii waxuma kaa ñoom ñëpp laa waxee dans le cadre général parce que man du ma leen suivre sax à 100% je ne te cache pas parce que amul lu ñu. non 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 c'est pas du ma leen non non. attends xaaral ma yeggali ba pare. c'est pas du ma leen suivre ne du ma leen suivre su ma ne du ma leen suivre mooy seen doxalin jarul suivre parce que du mujj fenn. waaw du mujj fenn parce que ñaata nit ñoo feex ba pare génnaat ci. ñooñu boo ci xasee ba xam kenn ñaar nga wax mu ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jikkoy naafeq mooy nit wax lu mu gëmut
jikkoy naa fekk bokk na ci ngay wax ak nit ki lépp loo mën a wax pour gagner ko rek da nga ko wax donte nekkut ci moom te loolu moom moo lañ gis suñu politiciens yi da ngay gis ku taxaw xas président Macky Sall ba ñu ne xas xëy soo mu tàgg ko. mais waxuma ñëpp de. non waxuma ñëpp de su may wax tout le temps du ma wax pour moo tax du ma tudd tur damay wax dans le cadre non du ragal tudd kenn parce que man du ma politicien faruma yaakaaruma kenn yàlla yaakaar Cheikh Ibrahima Niass gannaaw samay waajur kon amul kenn koo xamante ni ne yaakaar naa ci yow bu dëgg jotee dafa la koy wax parce que man sama li ma nekk dara du ko dindi man Cheikh Ibrahima Niass laay liggéeyal te mbiram du follee ko. d'accord parce que ci wàllu wi ci li ngay wax noonu gis nañu li nga xam ne mooy tontante bi dox ci diggante coalition léegi sax ci diggante opposants yi noo ko jàngate diggante Aar Sénégal ak Yewwi Askan Wi. waaw xam nga. moom mu jàpp ne dafa am ñu nekk ci opposition bi dem di bëgg a daagaan baatu askan wi te xam nañu ne Macky Sall njiitum réew bu Sénégal moom moo leen parrainé ci kii bi te askan wi xamuñu ko. xam nga ñoom it am luñ ci tontu. liñ ci mën a wax mooy leeruñu te lu ñu leeru duñ ci mën a teg baaraam mais dinañ artu. mooy ne su fekkee daf ko def pour sa communication. pour wàññi ñenn ñi. pour am ay nit loolu. politique am la boo xam ne mu ngi koy doxal kon moom agenda am lay doxal loolu duñ ko ci mën a wax dara mën nga ko nangul su fekkee ne ci wàllu communication la waaye duñ ko nangul ci wàllu jikko parce que bokk na ci nit ki di wax loo xam ne amut loolu kon duñ ci sori mais su fekkee ne ci wàllu politique la parce que li gars yi di wax ne politique moom yeggul àlaxira man foofu ñoom ñoo ko wax mais man li ma gëm mooy li fi waaye def dana feeñ ci yow léegi bu fekkee itam li mu wax dëgg la am ñoo xam ne ñu ngi ci kujje gi te daf leen di leer na ni ñu ngi liggéey ci suuf ak président de la république est-ce que itam loolu yoon la Diallo li ma la mën a wax mooy Sénégal moom fii bul fi mimal kenn parce que lu ne gis nañ ko fi gis nañ fi ci municipal yi ku taxaw nekk maire ba pare xeer suba dem jébbal sa bopp président gis nañ ko nekk ak président tey suba ñu xañ la poste nga taxawaat opposé ko Sénégal moom lépp luñ fi wax ci mu mbiru politiciens yi jarul miim boo ci wax tamit yaa ngi da ngay dugg ci erreur moo tax du ma ci bëgg di sori. waaw mais di nga mën a am. Cheikh Baba Diallo sa jàngat li ma mën a jàngat ci li nga xam ne bu fekkee ni am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër di am yaakaar ci yow nga ne yow da nga bëgg a nekk député opposant yi te nga xam ci say conviction personnelle que ne yaa ngi liggéeyal nguur gi. waaw man xam nga fi ñii di gisee man du may gisee foofu du problème mu député nguur gi ak député opposition man gisuma loolu laa njëkk a contre député yi peuple bi lañ fa toogal. d'accord mu ñuy jël député yi naan leen ñii opposition lañ député yi pouvoir lañ ne man loolu rek laa njëkk a d'accordut comme que d'accord ma loolu du ma d'accord kon ñuy wax ne kii dafay dagaan baatu askan bi ci wàllu opposition lay woote or que dafa bëgg a dem jébbal boppam président loolu rek man gisuma loolu li ma gis mooy nit il faut être honnête ci sa ay wax il faut être honnête ci sa ay décision pour yow li ñuy digg askan wi na fekk loolu la ñuy dund mais du problème mu ay Aar Sénégal Yewwi APR député yi duñ député APR duñ député Yewwi Askan Wi. non waxuma Aar Sénégal de façon générale ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi. nekk ci opposition bi bu fekkee ne am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi daagaan baatu askan wi te mu leer na leen que ne loolu yëpp pour escalier la rek pour mën a dem fekk ji nguur gi. waaw xam nga loolu mooy tey rek amoon na ci élection locale yi bokkoon ci Yewwi Askan Wi bu nu paree ñu falu maire dañoo daal di. fàq waaw xam nga mooy nit ku gëmul boppam. waaw nit ku gëmul boppam te aussi nit ki war ngaa tëdd ak xel bu dal nga xam ne man li ma wax loolu laa gëm mais loolu nag seen jikko la li am solo mooy li ñu leen mën a dimbale mooy conscientiser leen xam ne dara jaru ko ci àdduna parce que aussi ëllëg loo fi def dañ koy nettali li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax defal lu la neex mais ëllëg nañ la ko fay. léegi lan ngay conseil askan wi. askan wi ñoom nañ jëlal seen bopp seen destin du problème mu nit ki la ñuy voter mais nañ xool jikko ji ak taxawaayam. jaar-jaar bi itam am na solo. mais nit ki dans le cadre spirituel ñu xool ko parce que man dama jàpp ne Sénégal tey assemblée nationale bi moom jëmu ju amul roxo la yi fa jot a jaar yëpp 13 législatures yëpp man dama jàpp ne jëmu ju amul roxo loolu laa mos a gëm te loolu laa gëm ba léegi ba keroog may gis leneen. mosul dox. mosul am roxo dund xam nga. nit la askan wi doon xaar ci moom mosu ko def. mosuma ko gis. du ma ne musuma gis ci pourcentage laay waxee mais mën nga gis à 5% yu réussir gis nañ fi leneen ak leneen gis nañ fi le 23 juin ni député yi taxee wala nu askan bi taxawee nangam ne lii du fi jàll ba gis ngeen li fi xewoon
yooyu aussi du ma ko cautionner à ñu def violence mais afam li ko jiitu benn investissement bu jiitu mooy nit yi nga xam ne ñoo war a représenter foofu buñ melee ni ñu war a mel foog na askan bi duñ tourné waat di def violence pour contre benn loi kon buñ demee ba askan bi jugaat di taxaw buntu assemblée rek wala di taxaw ci mbedd bi di contre rek kon ñu yebaloon foofu taxee wuñ seen ñoo deful la ñu war a def ñoo deful ñu war a def loolu rek laay ragalaat parce que chaque jour ñu gis ko fi chaque jour ñu gis ay marche kon yow ñi ngay gis ni di battre campagne dalul sa xel du les personnes waaw ci discours yi la ñuy wax ci ñi nga xam ne ñu ngi bëgg dem assemblée yi war a dem ak yooyu mais man li ma gis mooy nañ fexe daal ba képp ku ñu tànn mu lenn la kii il est guéri ku amul benn feebar la ku baax la misaal tey man maa ngi sur mouvement ñu ngi am benn projet boo xam ne ñu ngi ko tuddee nitay garabam d'accord c'est pas nitay garabam mais nitay soo bëggee xam jàllo xool ko ci garabam d'accord mooy ku nekk dañ lay confier benn garab soo ko mënta dundal ku mënta yor garab 3 mois pour muy jebbi kooku boo ko joxee tamit député mënul doxal askan bi d'accord rapidement ci pencum ndaw réew ma justement bu 13e législature bi gis nañu mbirum homosexualité bi borom ñaari tur yi amoon fi projet bi ñu proposé woon ñoom ñu daal di ko rejeté da nga jàpp ne ñi nga xam ne fu mu ne nii dañoo bëgg dem assemblée nationale dañoo war a wane seen position ci mbir mi bu mu leer ci boppu askan wi. waaw ma revenu tuuti ci wàllu homosexualité bi ci politique bi nga xamante ni ne askan bi Sénégal ñu ngi koy def pour jéem a xeex homosexualité benn parti d'accord naa mais beneen bi nañ xoolaat bu baax sun doxalin parce que tey ñaata association ñoo fi juddu pour xeex affaire homosexualité ñu ngi ci débat yi ñu ngi ci télé yi ñu ngi ci lépp est-ce que nekkuñ di def promotion homosexualité di ko gën a fësal di ko fësal parce que ñun ba ñuy nekk xale à l'âge de 5 ans 7 ans ba 10 ans bu ñu xamali ko dañu dégg naan kii góor jigéen la ay ree sax lañ leen koy def mais léegi dem nañ ba mu nekk débat bu sérieux ci biir société bi. c'est parce que am na ci société bi am na ñoo xam ne jot nañ leen jàpp itam ci wàllu wi. mais d'accord naa mais dama jàpp ne ñooñu di ko doxal benn lobbying la boo xam ne ñoom am nañ seen agenda di ko doxal. moo taxar nag ñu bëgg am ay loi yoo xam ne mën nañu koo xeex. artu loi yi mën na nekk mais dafa am lu ko jiitu man foofu laay waxee mooy. éducation ñu bañ a jël seen agenda di ko waxee ñun. jël seen parce que boobaa yaa ngi def seen. ñu bañ a jël seen agenda bi di ko waxee. nañ leen bàyyi ñu doxal seen agenda mais ñun am nañ suñu agenda bopp am na benn héritage bu ñu mag yi léegi. Cheikh Maodo Malick Cheikh Ibrahima Niass Hadj Abdoulaye ñooñu liñ ñi bàyyee éducation boobu ñun moom la ñu war a jël richesse boobu def ko loo xam ne moom mooy doon suñu arme parce que ñoom am nañ seen arme mooy xaalis seen arme mooy utiliser les artistes utiliser les acteurs sportifs wala nangam ñoom ñi ngi defal seen agenda mais ñun on a arme bu ñu am mooy jël yar gi xam ne te ni Cheikh Bamba Maodo Malick keneen ak keneen Cheikh Ibrahima Niass def nañ ko bàyyi nañu ko ñuy def ko sunda bu ñu ko defee ñooñu bu ko dee napp ñu door a dugg nag ci wàllu loi d'accord su waa loi boobu amee tamit am na inquiétude bu ci am li ma ciy mën a wax mooy bu ñu jàppee homosexuel criminaliser ko yóbbu ko tey mu tëdd fa 10 ans wala ñeneen ñu nekk ci prison bi ñu génn multiplication homosexualité mooy am kon foofu tamit beneen débat la boo xam ne dëgg-dëgg nañ ko xoolaat bu baax a baax teg ko mu nekk débat bu sérieux boo xam ne balaa du ñu xëy rek ne criminalisation fekk amul suivi waaw foofu laay ragal d'accord Cheikh Baba Diallo guide religieux président du mouvement Solution by Spirituality lan mooy solution spirituelle bi ci 3e mandat bi ñuy laam-laamee. solution spirituelle bi ñu ci wax mooy dana am ak lu am ñun duñ ci mën a wax. amoo leen ci solution. solution en bi ñu ci am mooy nit ku nekk na xeex ak bànneex bakkanam parce que loolu mooy ñun su maanaam lan nga ci bëgg a wax dafa am benn crise boo xam ne li ko waral mooy le désir du pouvoir appât de gain. lépp loo dégg ci mbiru àdduna bi tey ci wàllu politique ci wàllu li xew ci àdduna bi yëpp mooy li ñaari baat yi désir du pouvoir appât de gain bëgg nguur ak di napp alal ci noo ko mën a amee baax na tant que la mu ngi exister suñu homme politique yi nit ki def benn mandat ak def 10 mandats moo yem du am lenn lu muy njëriñ askan bi parce que koo xam ne da nga bëgg nekk président pour désir du pouvoir kese li benn waaye waxoon rek ñu ne ko kañ ngay jóge ci nguur gi mu ne yaakaaroo muy jóge fi parce que weew ya tax léegi rapidement pour être court concis et clair ànd nga ci wala am déet mu laajaat 3e mandat li ma mën a daal ñun am nañ constitution ne nit yi gore seen diggante ak seen constitution muy président de la république muy keneen na gore si diggante ak constitution xam ne bu nangu mukk mu gore di suñu waxee ne nit mënut a def ñaari mandat yu successif su jàppee ne lii ne wax nañ ko dara warul jar tax mais bu juróomi at la ñu wax bu juróomi at mais xam nga constitutionnaliste si ñoom ku nekk mën na wax ma loolu sama domaine
ay naan non benn 5-7 ans. léegi est-ce que yow d'accord nga mu laajaat askan wi seen baat 2024 pour ñu bañ a dugg ci débat juridique bi rapidement. solution spirituelle bi. mais daal li ma mën a xam daal mooy président de la République li ma koy mën a ñaan. lépp loo xam ne day andi fitna Sénégal moom bu mu ci jiitu. lépp lu andi jàmm Sénégal na si jiitu su gisee ne bu bàyyee deuxième mandat mu jeex mooy jàmm Sénégal dama koy ñaan mu fexe bàyyi deuxième mandat mu nekk jàmm mais su ko leeree ne day andi fitna dama koy ñaan bu mu nangu mukk ñu ne fitna bi ci président de la République la jógee. d'accord ñu ngi lay jaajëfal Cheikh Baba Diallo, guide religieux président du mouvement Solution by Spirituality ci déplacement bi. jërëjëf xanaa sant yàlla du lu métti parce que c'est une bonne fatigue. parce que askan bee tax ñu nekk fi jógee Kaolack ak ndox beeg yëpp. mais aussi loolu la ñuy xaar si ñun. dañuy ñaan rek yàlla may ñu kàttan ak tawféex ba ñu mën a liggéeyal suñu askan. parce que lépp lu ñu war a def rek loolu moo si jiitu. ñu leen di gërëm bu baax yéen waa Walfadjri yëpp di la gërëm. aussi si macha allah sa taxawaay si émission bi. ni nga ko doxalee mais di gërëm mboolem techniciens yi ak mboolem équipe Walfadjri yëpp di ñaanalaat suñu sëriñ Sidy Lamine yàlla na ko yàlla yokk leeram te bàyyi ñoo barkeem te lim ñu liggéey ci àdduna bi muy saawaan di baawaan. jërëjëf Cheikh Baba Diallo, guide religieux président du mouvement Solution by Spirituality ñu amoon en tout cas plaisir di la dalal ci l'invité de la mi-journée waxtaanee lu soxal askan wi jëm ci wàllum élection législative yi nga xam ne ñu ngi ci campagne yi ñu nar a amal wot gi ni ki dimanche bi ñuy dëgmal ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen programme Walf TV di leen dig daje ëllëg ci ay yeneen i jotaay